donc man c'est Amadou Gueye maa jiite mbootaayu fédération nationale boulanger Sénégal. waaw man dama jàpp ni sax excès gu ñu moo grève bi ngay wax te ñun sax bu dee dañ koy def duñ ko tuddee grève dañ koy tuddee taxaw arrêt de production li am sénégalais yi bëgg a xam mooy si nga ñun ay industriel lañu avril 2018 bi entre 15 et 17 dañoo bankoon suñu loxo bañ ko defee premier ministre bi fi nekkoon Boun Abdallah Dionne woo ñu ni arrêté leen seen arrêt de production bi ñu régler problème boulangerie définitivement Sénégal mu proposé ñu nii da ngeen di signer protocole ak ministre du commerce ba pare ñu créer lu ñuy wax ñetti commission benn bi mooy régler réglementation bi parce que dañ jàpp ni Sénégal lu waaye ne ubbi boulangerie nu mu la neexee di jaay mburu nu mu la neexee di livrer mburu nu mu la neexee gis ngeen ko na ko gars yi di livrer mburu bi ci ay pousse-pousse ñii di jaay ci ay conditions yu bon ñii di liggéeyloo ay xale yoo xam ne ay 12 ans la ñu sax di livrer mburu mi ñu jàpp ni jot na nag léegi ñu régler secteur bi maanaam du waaye def lu la neex ñu ne loolu ñu ni kon nañ ko def réglementation ñu ni prix farine coow li bëri na tantôt boulanger yi naan meunier yi dañu sàcc consommateur ni yéen dem dañuy sàcc njëgu mburu mi ñu ni kon nañu def lu ñuy wax structure prix farine ba pare def fa beneen structure prix pain ñu créé ñetti commission yooyu association de consommateur yaa ngi ci biir boulanger yi meunier yi ak état léegi nag bañ ko defee ñu liggéey lu mat ñaari weer daanaka lu mat plus de 16 réunions def nañ ko ci commission yi ñu jël résultat yi jébbal ko ministre du commerce le 18 juin maanaam daf ñuy wax ni daal la ngeen liggéey ànd ak sama agent yi dara baaxu si maanaam ànduma si mënuñu maanaam benn point boo xam ne ànduma si mooy yéen da ngeen liggéey sur la base de 10 sacs 7 sacs or vous devez faire sur base de 10 sacs ñu xamal ko ni ko li ngay laaj nii dafa mel ni da nga am déphasage ndaxte ñun ba ñuy ñëw ci commission yi premier jour bi ñun dañoo ñëwoon ci base de 5 sacs rendement mais ce ministère waa ministère du commerce ñoom dañ ni ñoom ay agents assermentés lañu nañu suspendre réunion bi dem une semaine après ñëwaat ñoom ñu ne ñoom dem nañ ci terrain bi jàpp nañu daal affaire bi 7 sacs la loolu war la ñu def travail sur la base de 7 sacs donc ku am agent assermenté ñun ñu waxoon 5 sacs ñoom ñu ne 7 sacs ñu dem ci ministre bi mu ne nañ delluwaat ci 10 sacs yi moom mu dafa jàpp ni sax moom bu ñu dellu ci 10 sacs yi prix au gramme bi day wàññeekuwaat fekk loolu mënul nekk ma koy xamal ni ko structure 10 sacs bi depuis 1994 la donc yaakaar naa ne diggante 25 ans 1994 ba jëmuñ tey nii am na changement boulangerie yokk nañ si 94 amuñu sax 300 boulangeries Sénégal léegi ñu si ay 1800 ba 2000 sans compter Tapalapa yi plus de 8000 Lapalapa ba pare ñu ni ko ñun bi ñuy def suñu calcul dañ ko jàpp si ñaata farine lay meunier di liggéey par jour ak ñaata boulangerie moo am en moyenne loolu lañ jël xam ni 5 sacs mooy jaadu mais nanguwuluñu ko ñun def ko suñu tax ñun dem ñu leen d'accord nañ si loolu. léegi nag sagam ñun def nañu réunion ak ñoom rencontre ay commission ñu dem ba fin ba jox ko jébal mu ni léegi dafay changer règle du jeu yi or règle du jeu yi ñun fixé wuñ ko woon agent assermenté au ministère du commerce ñoo ko fixé woon léegi nag kon war ngeen jàpp ni kon ñun tam ñu jàpp ni kon ministère du commerce bii ministre du commerce bii bañuñu ko contre ñu ko waaye jàpp nañ ni kii mëntuñ défendre boulanger yi Sénégal ndaxte jàng na ba pare ndaxte bañ ko ñëwee di ko présenter dossier bi le 18 juin nekk jour boobu nekk na ci journal Le Soleil ni mburu du yokk farine du yokk kon nag dafa mel ni kooku dafa jàng dina ku jàng nag kon dafa mel ni comprendre ñu ni kon nañu taxaw kii dootuñu mën a wax ak dëgg moom parce que mënuñoo défendre kon la mooy solution bi mooy ñu ñaan président de la République moom mu xam ni ñun lañu ñëw wan ko présenter résultats yu ñu jëlee ci commission yi moom mu àtte ñu mu nekk arbitre comme ni ko premier ministre bi fi nekkoon defoon kooku arbitre bu mat a arbitre la ndaxte
moom moo ñu convaincre ba ñu taxaw kon ñu mel noonu la ñu bëgg wutaat ku mel noonu bu amaatee yaakaar naa dana mën a arbitrer li ñuy def nii. Sincèrement on est dessus sincèrement ñun dañu ñëwoon ak ay propositions yu concrètes boo jëlee réglementation bi dañ ne ko décret yi lañ bëgg ñu changer ko balaa boulanger di ubbeeti boulan four dafay am autorisation dafa war a xam ñaata employé lay jël dafa war a xam fan lay condition hygiénique yi nu muy demee daa war a am EC ñu ni kenn du livré ti mburu si ay taxi kenn du livré ti mburu si ay pousse-pousse kenn du jaay ti mburu si boutique yoo xam ne aménagé wuñ ko yooyu yëpp pour sóor askan bi la. mais justement loolu la ñuy wax ni ci poxoo bi dafa bëri moo tax ñu def benn commission bu ñuy wax réglementation ñu ni nit balaa mooy ubbeetu four yoon bii lay jaar nit balaa moo jaayati pain yoon bii lay jaar ñu ni aussi teg si na boulanger boo xam ne da nga sàcc poids sax dañ lay amaan tëj sa four kooku ku ko proposé loolu kooku bëgg na jàmm nee naa la ñun mënuñoo wax ne boulanger yëpp normal waaye dañoo bëggoon décret yi nga xam ne bëgg nañ ko teg loolu nañ ko appliqué. gis nañ fii sax ñoo xam ne dañuy ñëw yore seen ay dañuy dem benn dëkk indi fa ay xale am ay 12 ans 13 ans 14 ans la ñu am exploité leen jox leen ay pousse-pousse ñu dem di livrer mburu mi moom mu ngoon dem encaissé. loolu yëpp c'est un problème. non c'est le contraire c'est-à-dire que dama bëgg nga xam ni ñun fédération nationale des boulangers Sénégal ñun ñooy def ay concours du meilleur boulanger tuddee ko hygiène sécurité et qualité ñu ñooy dem def ay formation ñu ñooy jëlee bitim réew ay experts pour jàngal xale yi métier bi foofu la ñu woo état bi ni ko une nouvelle type de boulangerie parce que foofu loolu moo war a am métier bi dafa wuute métier bi xam-xam la nous sommes fiers d'être boulanger mais loolu nag état moo ci mën a jàppale pour que li ngay wax nii mu dañ pour que du waaye ñu ñëw rek ubbi four loolu li ko waral pëccoxoo bi dañoo bàyyi loolu ku nekk ubbi four waaye daf lu la neex ku nekk jaay si mburu noonu la neexee mais loolu moo fi war a dag léegi nag liggéey ba ñu liggéeyoon nag si ñaari weer yi loolu da ko war a régler ba mu jeex tàkk mais nag pourquoi ñu ne duñ ko appliquer. ñun suñu proposition bi ñu def gouvernement bi dañ ne ko sagam liggéey nañu package bi nañ ko wane que Sénégal dañu war a changer mentalité que le pain doit se vendre au gramme mooy prix au gramme maanaam ñun dañoo dem ba gis ni 1 gramme mooy 0,95 loo xam ne loolu la état gis ñu d'accord si ñu ni kon dans ce cas dootuñu waxati prix mburu prix fii ak yooyu dafa xewi askan bi su bëggee mburu 100 francs ñu jox ko bu bëggee mburu fanweer ñu jox ko bu bëggee mburu 175 ñu jox ko ba mburu 200 ba 300 ñun loolu la ñuy wax dañ ni état bi dafa war a ànd ak ñun ci communication boobu que ni prix mburu c'est au gramme léegi nag bu ñu ko déterminer prix au gramme yow non seulement loroo boulanger bi mais da loroo askan bi léegi nag yow askan bi yow sa poche fanweer la mën a am mais nga dem jënd mburu fanweer ñun loolu la ñu demal état bi mais di topp yenn askan consommateur naan mburu lay yokk mburu yokkul dara yokkul xam nga lu changé c'est le prix au gramme lañu bëgg a changé mais dégg moo doy waar léegi nag ñun sax mënuñu ñoo dégg comprendre lu ñu ni kon mais nañ dem parce que ndax askan bi mooy mburu day yokk non loolu ay caaxaan la yow boo amee sa fanweer mais di nga am mburu amul problème mais quand même permettre la industriel bi nga xam ne prix au gramme bi fa lay yem léegi nag ñu ni boulanger boo xam ne respectul grammage boobu mais nga arrêté ko même boo koy amoon 1 million nga amoon ko 1 million ñun loolu la ñu wax. su ma yoree suma four moom ko tëj sama four employé boobu lu mu si man bu weer dee ma fay ko rek kooku c'est un faux débat employé bu grévé mais ma def ko préavis dàq ko c'est-à-dire que dafa am mauvaise interprétation ñooñu nga wax noonu mais ñooñu benn mouvement la woon rek mais ñun actuellement nii ñu sommes une fédération boo xam ne ñu ñoo taxaw ni léegi dañuy changer condition wu boulanger yi dem wax état ni ko la convention collective bi nga xam ne mi ngi datoon 1954 dañ koy changer parce que salaire boulanger yi dafa tuuti ñu ñoo wax loolu parce que dans la réalité am na ñuy fay lu ëpp ñu léegi nañ changer convention bi changer conditions yi léegi def lu ñuy wax un ouvrier boulanger qualifié boo amee loolu diplôme boobu boo xam ni ONF moo la ci jàppale di nga salaire day yokk école boulanger ñu ngi ubbeeku ñun ñoo def loolu ñun ñoo ñëw di former boulanger yi dama ni boulanger boo xam ne jàpp nga ni sa patron dafa lay exploiter yóbbu ko tribunal loolu moo fi am
yow bu lay jàpp nga ni da ngay liggéey dans les conditions hygiéniques yu bonnes mais bàyyil mais ñun suñu ouvrier yi ñoo xam ne ñii xam nañ leen ñoom du ñu wax loolu ñun actuellement dañuy travailler ak syndicat ouvrier wu CNTS ak UNSAS ñooñu du ñu wax loolu ñooñu ak benn collectif de boulanger yoo xam ne bu ñu defee ay concours moulin boulanger dañ siy bokk ñooñu mat nañ plus de 500 boulangers ñooñu la ñuy waxal mais du ma gis ay tëb benn association yoo xam ni ñëw rek tëb ni dañuy grève ñun dañuy grève mais lu tax ñoom grève ñu weeru koor bi. waaw xam nga ministre commerce bi ñun dañuy am lu ñuy wax continuité de l'État ah problème boulanger bi dafa bëri depuis de 10 ans yàlla def na nag Macky Sall bi mu toogee ba léegi 2012 ba léegi benn yoon lañ fi taxaw ça veut dire que amoon na une gestion boo xam ne ñu doon def bien que métti woon na si ñun mais léegi dañoo toog lu ñuy wax cooki fin mooy ay kilifa ñoo toog waxtaan seen biir ba tënk dara nga ne léegi lii du fi amee donc mooy manque de respect total mi ngi foofu si ñun. boulanger yi ni kon nag su ko mii respecté wuñu dañu def cooki fin mooy lan mooy ba ñu am respect wu conclusion wu commission yi li la nu ñu koy defee ajjuma laa joxe stratégie naka lañ ko defee parce que du ñëw tëb tey 72 heures non ñun dañu nekk une fédération nationale nee naa leen danañ taxaw moom du ñàkk mais naka lañ koy defee ak ci région yi il faut ñu jox leen dañ leen jox yoon bi quoi mais danañ jàpp leen danañ taxaw mais naka lañ ko defee même bu ñu bëgg a inspirer même si gilet jaune dañ ko def maanaam il faut ñu xam ne bii mooy cooki fin maanaam cooki fin bi mooy un combat kuy préparer nag léegi lu yàgg doo ñëw rek nii 72 heures taxaw non loolu xewi na bii pas beneen façon la daal bii pas moom beneen façon la moom bii moom dafay changer moom nañ jàpp ni façon bi ñu ko nar a defee moom dana wute yi amoon fii bu lu woon askan bi neen la ñuy doxalee mais malheureusement askan bi suñu njaboot lañu si lañ bokk. ma jox la benn exemple si nga koñ bi fii il y a 8 boulangeries benn boulangerie bu liggéeyul rek dana feeñ si koñ bi kon amuñu problème donc il faut ñu xam loolu daal. ndaxte boo xoolee ñi ñu jiite ñëpp ah si groupe lañ bokk suñu porte-parole PS la bokk président région yu bëri APR lañ nekk ba pare nekk responsable politique foofu donc problème bi amul foofu donc du ñu tiitalaate. ñun dañu bëggoon rek ñu régler le problème boulanger définitivement te def nañ ko au niveau des concertations léegi nag ñun commission yooyu la ñu trouvé lañ bëggoon rek ku ko valider loolu rek la ñu ñaan. sama dernier mot rek mooy vraiment mu revenir à la raison xam ne ay góor ñoo toogoon liggéey ñaari weer yu taxaw ñu koy ñaan mu delluwaat gannaaw xam ni ay agents assermentés. yu liggéey si moom ñoo def liggéey bi ak ñun sëgam moom mënul ñemewul wax loolu président de la République ñun bu ñu toogee président mën nañ ko expliquer moo tax ñu ñaan président wala premier ministre bi fi nekkoon Abdoulaye Dione moom moo sooke lii yëpp moom moo defar pour ñu defar commission yi moom moo joxoon institution pour liggéey bi taxaw kon moom bu ñu déggee war naa mën a ni kat maa waxoon lii naa ñëw jàppale ñi arbitre leen affaire bi donc cooki fee nag il faut moom arbitre bi président de la République wala ancien premier ministre bi donc ñu ngi ñaan daal ñu revenir à la raison loolu daal